gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyau ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence. ñu ngi doon waxtaanee ci forme physique Modou Lo Ama Baldé gis nañu xuus nañu ci yeneen gis ngeen ni xuus nañ ci yeneen waaw. Onde le Fou mon cher ami Onde le Fou maa ngi koy ziar di ko bégee l'ami de Kona et de Mobile 2 l'ami de Guy Bordeaux. Beuz. Cheikh naa ziar naa la. waaye delloo ziar Beuz. mais Cheikh naa mbaa yaa ngi si jàmm. waaye sant yàlla bu baax. borom laay bi. mais Beuz nekk fa li nga nekk noonu foofu baaxul dara man côté boobu. ah. présentation neexul. non metti na de. doo ci mën a dégg metti na de. non mais nag affaire bi tey moom tey débat bi nag ala daw me na de. ala daw me na parce que jóge nañ ci forme physique ñëw dugg si ci mystique. mais yow tey en tant que Ama war nga ñu mën a gis wax noo gisee forme physique Modou Lo noo gisee forme physique Ama Baldé parce que ñoom ñaar ñëpp ñu ngi seen ay quelques images quelques vidéos ci internet bi naka nga leen gisee ñoom ñaar. di nga Beuz xam nga wax man pour man c'est très tôt même pour parler d'état physique parce que combat bi des na 4 mois si je ne me trompe pas léegi nag problème bi moom mooy ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci état physique bu normal mais quand il reste 4 mois que ñoom seen combat bi mu nekk combat boo xam ne combat bu capital la kii am lu mu dem jëli kii ne moom il faut mu ñëw jël li waa ji jël combat boobu ñoom ñaar ñëpp force ay forme physique yu mais il faut ñu jël ay paramètres man parfois peut-être que ne nit ñi duñu mën a comprendre li may wax mais dañoo nekk ci nawet nit ku nekk ci nekk ci nawet ñoom ñaar ñëpp si je ne me trompe pas ils sont au Sénégal da ku nekk précaution waaw moom mu ngi France man pour man Modou Lo bu doon may moom aussi je vais quitter le Sénégal pour quelque temps ñu nga côté na waaw pour man Modou Lo bu doon may moom dinaa def ni Ama Baldé génn Sénégal parce que Sénégal dañoo nekk ci nawet sibiru day am Covid mu ngi Sénégal et aussi ay mbër lañ yoo xam ne chaque jour ils sont entourés il y a des risques yoo xam ne bu ko ci mbër bi amee ak li nga entraîné yëpp bis boo ci feebaree rek problème day yokk ci yow maanaam da ngay perdre loo xam ne pour nga rattraper ko ci 4 mois day xaw a métti damay ñaan yàlla ñëpp dañ nekk ci jàmm ba ñu feebar mais le milieu biñ nekk mooy au Sénégal que ce soit Parcelles wala Pikine ak yooyu yëpp wala Covid dañ ko war a moytu benn ñaareel bi aussi le climat dafa war a jouer ci combat bi parce que fi ñu koy comment dire mois bi ñu koy bëree mois seddaay la dem ami acclimatation boo xam ne da nga koy dem defi à l'extérieur pour sa yaram mun ko tàmm ba mu des 1 mois combat bi nga ñëw def contact da ciy baax ñaareel bi mooy Ama man ci forme physique bi lu mu ci gis yëpp bu amee muscle yu saillant ou autre chose moom na dem outil endurance parce que mu ngi bëri mbër boo xam ne mu ne combat bu gaaw mu ne combat bu yéex te bu yéexee ci Ama te amul endurance dina nekk combat bu metti ci moom Modou Lo au fur et à mesure combat di yàgg au fur et à mesure moom muy gën a am fond c'est-à-dire que moom pour soufflam day génn Ama Baldé à part combat am man li ma gis à part combat am bi mu bëri buy gi combat am yu bëri demul ba à terme c'est-à-dire que demul ba dépasser ay 20 minutes ou bien donc la seule chose bi nga xam ne Ama Baldé li mu war a dem ut moom mooy
bu doy au cas où combat bi di gudd. Pourquoi Modou Lo dafa mu ne combat bu gudd mu ne combat bu yéex. li Eumeu Sène avait fait avec Modou Lo moom mooy musculation la gën a primé que fond, c'est-à-dire que amuloon endurance. À un moment donné si combat am bi loxo mi dafa lâché bu téyee sax tànk Modou Lo loxo mi mooy diis parce que man ba may gis Eumeu Sène présentation concert Pape Diouf Zénith Eumeu Sène dama gis ne il était trop large, c'est-à-dire favoriser woon musculation au détriment du endurance. léegi nag Ama ak lu mu am lu mu tudd sax corpulence bu baax physique daw bu bëri da ko war a def ci bopp am fond bu gudd parfois nit ñi ne ay dafa autre chose, donc ça peut jouer si c'est vrai que si c'est avéré que ne peut-être que ne am na asthme autre chose. combat bu gudd baaxu ci moom. Modou Lo la seule chose qu'il doit tout simplement moom entraîner fu mu toll nii moom mooy ut doole buy contrer Ama parce que Ama buy ñëw dafay mel ni écran plat bu taxaw sa kanam loxom bi lay njëkk a jël teg ko ci sa kanam nii te mel ni ku lay baare là pour que nga bugg a gis ko problème la te dafay loxo bi muy avancé noonu moom la lay dóoree contre donc moom li war a jàng moom mooy ak lu mu mun a dóor Ama moom la donc dafa war a jéem a xool muy contrer tout simplement les premières attaques de kii nu mu tudd sax de Modou Lo de Ama Baldé. Donc forme physique yi pour le moment baax na mais pour le moment ki nga xam ne moom moo ci nekk à l'extérieur dans de bonnes conditions yoo xam ne du ci am ñaan ñu ko yàlla mu bañ a am sibiru wala Covid ou bien beneen maladie bu sew laal ko foofu ci côté nawet kooku mooy gën a nekk ci dans de bonnes formes. Et aussi entraînement excessif bi pour le moment sax pour bu doon maa yi ñoom ñaari mbëri pour ci def benn séance wala 2 séances moo ciy gën a baax ba combat bi des tuuti parce que li ñu waroon entraîner nañ ko amuñu woon date léegi dañoo war a entraînement bi pour bañ a tout simplement sur entraînement ne ça peut tout simplement jouer à leur défaveur. Modou Lo loolu ko daloon contre Balla Gaye avant ñoo bëri moi je le voyais ici en France doon nañ footballandoo ci futsal. Il a voulu tout simplement montrer que ne moom mun na jël charge yu dul jeex. Il a demee Espagne yóbbu mbër yi ànd ak ñoom à un moment donné quand il est revenu au Sénégal dafa perdre repère yu mu perdre mooy andi na physique état bu baax mais xamul woon li adversaire am andi et aussi acclimatation bi mu waroon amu ko lépp ay erreur bi mooy lan nga jóge ci seddaay ñëw ci tàngaay joueur football yi sax buñ ko defee parfois da ngay gis ñuy arrêté match yi di leen jox ndox ñu naan loolu yëpp ciy joué donc il faut que mu fu may terminer mooy il faut que ñu am benn entourage boo xam ne ils vont savoir respecter le climat le milieu la saison bi ñu nekk ak aussi combat bi buy am parce que tamit mbër bu ñëw 25 décembre nekkoon ci tàngaay nekkoon Sénégal ak mbër bi nga xam ne dafa nekkoon à l'extérieur génn ñëw ku ci xëpp saafara bu sedd am na lu muy jouer sa yaram bi parce que les muscles aussi dafa am loo xam ne da ciy jouer moom mooy muscle buñ lay xëpp ndox mu sedd te xamuñu ne yow température buñ la koy xëppee yow tàngaandoo sa muscle yi di jël bain froid di lii day tëj sa yaram bi donc man foofu laa yem ci analyse bi bàyyi yeneen gars yi tamit wax. loolu la gars yi di wooyee ca prévention bala. waaw prévention ba. maa ngi ziar Beuz maa ngi ziar Cheikhouna. ñu ngi koy bëggee bu baax a baax. yow maa ngi ziar. bëggee sama gars yi Kanta. Cheikhouna xanaa day alteru dafa ceene. Cheikhouna mi daal. ñoom ils sont maigres de nature. mais Kanta forme physique Modou Lo dégg nga sànq ba léegi lu gars yi di wax. dégg naa li gars yi di wax te maa ngi nuyu ñëpp maa ngi jiital ci nuyoo bi. di ziar maa ngi jiital ziar chinois yëpp di ci jiital Toldo vraiment génn na loo xamante ni xam naa Toldo faral na Ama 2 fois ndax li mu dëkk Pikine ak li muy booyu Balla donc vraiment moo tax affaire yi mu génn nii kontaan naa ci mais Beuz bu ñu waxee rek man. loolu moom maa ngi ciy défier ku waay mën a faral man Ama laa faral man Balla moom lu tax ci moom laa faral mais
honestly gisuma woon fu ko Ama mën a jaar fu dul puissance li ma gise forme physique gu Ama defe naa loolu la xam moo ko entourage am maanaam il faut qu'il soit super puissant ëpp doole Modou Lo fuuf pour mën ko daan loolu nag ku dem jëlaat ay combat wu Modou Lo jëlaat combat wu Ama démb maa ngi koy wax ma ni pour man vraiment Modou Lo moo gën a assuré bëre mais Ama moo gën a explosif Modou Lo même suy maye mais da ngay gis ni kii dafa mën a bëre te day lu leer lay bëre Ama nag moom puissance la soxla te defe naa ni loolu la liggéey mitrailleuse mu ngi wax femme bi yeeg yooyu loolu mënul ñàkk nag mënoo am yenn poids yi am noo toll ba pare mu doon 100% muscles rek c'est pas possible loolu moom yooyu mënu ci ñàkk mais Ama bi ma gis nii vraiment bu dalee ci Modou Lo da koy fiir honestly loolu laa gis quoi bii nag du far bi moo tax mais dafa bëri doole quoi dafa liggéey doole dafa liggéey puissance man loolu laa gis 4 mois waa li des xam nga lii Ndam Mbodj doon wax ci Maître El Hadji Diouf naan lu muy gën a yàgg muy gën a metti ci moom man jàpp naa ni Ama lu yëf yi di gën a dem Ama day gën a train day gën a am doole loolu moom amul problème léegi nag lii détails yi Cheikhouna di wax par rapport ak fi ngay entraîner ak yooyu je pense que loolu gars yi ak seen niveau ñu ngi ci haut niveau quoi ñoom jàpp naa ni ñu ngi koy jël en considération c'est que ku daanu doon cuune mais pour man Modou Lo sa meilleure préparation mooy bi mu ànd ak gars yi dem Espagne honestly man la laa gis mais boo daanoo nag après dina am yeneen peut-être am na ay failles ci last 2 weeks yi wala yooyu mais foofu vraiment boo xoolee équipe bi mu yóbbu lu mu soxla woon ci Balla mën na ko liggéey ak ñooñu te Espagne bu ñu fàtte man dew ma Espagne man moom nekkuma Espagne waaye am na lu ñu xam tuuti bon mën nga fa am ay dun mën nga fa am tàngoor mën nga fa am yooyu et puis yóbbu 6 xaw ma 7 personnes donc di nga train quoi di nga train ba pare di nga ne ma ne 13 personnes kay ay coach ak yëpp bàyyiwul kenn waaw mais loolu doy na sëkk doy na pour man là il s'est bien préparé mais boobu Balla en fait Modou Lo boo ko indilee doole bu ëpp Modou Lo du daw du teg stratégie yu kii man loolu laa seetlu ci làmbu Modou Lo jom ji dafa dafa ëpp te loolu dafay gàllankoor mbër quoi su fekkee Modou Lo maa ngi wax contre Bombardier Modou Lo dafa waroon di jekki génn mais dafa mel ni ku doon jaayante doole ak Bombardier lii Eumeu Sène bëre bu ko Modou Lo bëre woon mën na daan Bombardier léegi Modou Lo comme dawalul Bombardier dawalul Balla xam nga du dawal Ama dama ragal nag Ama dina ko fiir ni mu fiire Papa Sow man loolu laa gis honestly léegi nag bon ñooñu sama mbokk Gambien bi xaw ma Rësël laay wax xaw ma nu may wax tur bi nag waaw bës ziar delloo ziar yow man dama la mere déet waay yow man du ma dee teel a dugga yow man bés bu ma la soxlee rek danga ma war a jël waa jeex na jaroo xaar sax maa ngi gëj a dugga depuis combat yi MMA bi bu Reug Reug bi dëgg la maa ngi koy fàttali bu baax ni ko musu waaw te chaque live damay seetaan xam nga rek bés bu ma soxlaa moom ñëpp dañ ma war a bàyyi ma dugg gan dañ koy ndeysaan donc maa ngi doon bu sànq bu mu quoi gars yi du gudd mais ñëwal ma ci forme physique ñaari mbër yi Modou Lo Ama Baldé ñoom ñaar yëpp maa ngi follow gars yi on Instagram maa ngi gis seen nitaal yi ñoom ñaar yëpp ginnaaw so foog naa ñoom ñaar yëpp ñu ngi am forme bu baax mais man dafa am lu ma jànga ci combat bi man dama tiye ne daal combat bi ñun ñu bëri mun nañ ciy daanu ñun fans yi ñu bëri mun nañ ciy daanu man dama gis ne combat bi mun na moo àgga ba 4 minutes to 5 minutes parce que fu ma ko teg mooy xam nga Modou Lo nekkul mbër boo xam ne da nga ko dee jaay mayen game like Modou Lo mental yi dafa stable lu tax ma wax loolu mooy Modou Lo dafa def loo xam ne si làmba man faraluma Modou Lo man Balla Gaye laa faral bon dafa def loo xam ne si làmba man daf ma jaaxal because Modou Lo bu mu tasee ak Balla Gaye am na combat yoo xam ne soo ko ñàkkee rek daf la dee mën a jox psychologically problème combat Modou Lo combat bu ko gën a naxari si carrière mooy Balla Gaye force daaneel bu mu ko daaneel
bañ nga ko ba Balla Gaye bu mu ko ñëwee di ko ekkati sax xoolut ko loolu naxari na ko soo second combat bi daf ko pare bu baax te victoire rek la si bëggoon yaa ngi understand léegi mu génn si combat boobu ñu daan ko fa jël bu ñaaw understand nga less than 8 months mu jël ama seen soo loolu noonu koo xam ne amul mentalité bu baax rek soo ñëwee da ngaa jaxasoo da ngaa ñëw di bëree leneen soo da ngaa gis ne comme Ama lu moo def nii di wax di jéem a jaar ay kii munta jaay Modou Lo mental man su faral di am Ama lay faral because si suñu waay laa bokk waaye comme si wax comme far nga fu baax far nga fu baax comme mbër boo xam ne la mental yi man si su ma ko xoolee si mbëri Sénégal yi mental yi moom dafa mentally stable because lu mu def foofu dafa garaaw less than 8 months nga ñëw nga jëlaat beneen combat capital ba pare nga génn si xel bu dal la yor xel bu dal la yor ñaar fansi Ama yi tamit dinañ leen nax parce que Ama du ñëw di songu Modou Lo songay yomb Ama ay cuune yoruñ ko Ama ñu ko yore yëpp ku nekk dina ko wan ne kii nekkul mbër moo xam ne da ngay ñëw saaxee ko comme Papa Sow Modou Lo dafa am expérience bu baax a baax pour Ama ñëw di dox si kawam di ko jéem a jaay comme xale di ko jéem a palem-palemee pour mu jaara si kawam Modou Lo kenn du ko def loolu te Ama kenn du ko digal loolu moo tax man yow loo foog ne Ama lay ñëwee dan nga foog ne la Ama di ñëwee Ama man dama téye ne combat bi kalkin dina fa am Ama du ñëw mu songu Modou Lo comme noonu te Modou Lo du ñëw Modou Lo du attaqué Ama Modou Lo day xaar non Modou du attaqué mais Ama bu attaqué wu lu muy def exactly léegi Modou Lo dafa taxaw xaar waaye Ama tamit nekkul mbër boo xam ne dañ koy digal na ko soo ñëwee rek songal Modou Ama su defee loolu rek mun naa am lu ko beeta Ama du bàyyi li mu def li mu doon def waaw du ko bàyyi waaye du ko ci bàyyi Ama bu arbitre bi yeexee wàcce loxom dina dóoraale arbitre bi maa la wax li waaye Modou Lo nekkuñ ku ñuy def loolu de gis nga Ama seen du ko dal Gambien dama lay wax leen benn affaire yi nga Ama dof la xam nga am ñaari bir waaw Ama du bàyyi mu li muy def maanaam ndox du bàyyi yoonam bu ñëwee birib di nga bu tegee pied gauche bi ba tàllal la loxo bi nii c'est fini day ñëw day ñëw mooy Modou Lo gis nga Ama xam nga bës dina safely like dinañ ko waxaati Ama dina taxaw déglu Modou Lo lu taxaw Ama du mos a songu Modou Lo songu bu yomb taxawee perte na combat am non pour lan muy taxaw xam nga Modou Lo bu dee expérience su combat yu mag Modou Lo moo ko ëpp waaw Ama ci ni mu tàmm bëree waaw moom day ñëw wut si la lu mu am jël da lay fiir jaay la doole mais xamal ne léegi àggagul xamal ne boobu waa léegi mais léegi waa léegi su Modou Lo day non Ama àggagul non àgg na kuy bëreeg roi des arènes yow Ama léegi su daanee moom mooy nekk roi des arènes Ama ñëwul pour bëre déedéet Ama ñëwul pour bërewu genre lu ma am jël de Ama dafa ñëw pour gagner exactly donc àggagul gis nga Modou Lo nag ku ñëw pour bëreeg moom pour gagner doo ko def lu ko Balla Gaye di def de il faut nga taxaw dal Modou Lo kenn du ñëw di Ama su saaxee Modou Lo lu dal Eumeu Sène sax mun na ko dal mais man sama gis-gis mooy waaw juste entre ñaari opinion yi mooy sama mbokk Gambian bi lu mu wax comprendre naa ko lu cantaak Cheikh naa wax comprendre naa ko mais man damay nekk ci digg bi man dama gëm ni que combat bi comme cantaa lu mu wax boobu erreur lay nekk arbitre bu loxo bi di wàcc Modou Lo di dox Ama Baldé di dox Ama dox erreur lay doon man Ama Baldé lu muy indi mooy lu Balla Gaye indi ci ñaari combat yam digganteem ak Modou Lo mooy di nga def 30 secondes de round d'observation Ama Baldé ak Papa Sow amul 2 secondes de round d'observation exactly ak li Ama dox mais Ama boo xoolee loolu Papa Sow rek la ko mës a def même Malick Niang defut ko même Malick Niang dafa reculer même Tapha Tine dafa mais waaw demal boss du benn mais boo xoolee Ama Baldé lu muy indi ak Modou Lo Ama war na indi au moins 15 secondes de observation. ma ne xam nga dafa combat yoo xamante ne. for what. non cantaam. bro like. yow yaa ngi wax koo xam ne yee mu ngi. bës koo xam ne mu ngi laa wax ne soo amee bant sax dama lay ñëw puus bant bi daaneel la kooku dafa soxla lii gis nga Ama combat bi amul combat bu mu gën a soxla si combat bi
amut Ama du ñëw xalaatut sax ñëw naan day ñëw songu Modou songu ma ne la gis nga combat bi man ñeme naa ci bet Paris ñeme naa ci teg xaalis ne dina romb 2 minutes canta Balla Gaye de teg boo calculer durée combat bi yëpp 30 secondes Balla Gaye de Baboy je pense que moom 30 secondes mais Balla Gaye dafa ne Yékini 10 secondes laay bëre ak yow arbitre mu ne tekk arbitre si tekk dafa am lu ñuy wooyee bés bu mag exactly bés bu mag waaw bés bu mag mooy combat royal mooy Ama Baldé digaluma ko muy xaar Modou Lo 1 minute digaluma ko muy dégluwanteeg Modou Lo loolu bu ko defee ci calcul digganteem ak Modou Lo mooy rey boppam parce que Modou Lo est un lutteur qui prend de la confiance Modou Lo lu combat bi très bien yes mais nag en général dès que arbitre sifflé wàccee loxom sooy dem directement dem bi du baax dem bi munta baax non du tëb day direeku wuti ko waaw même booy direeku jëlal beewu jëlal température combat bi jëlal 10 secondes wala 5 secondes maanaam bul def lu Balla Gaye def contre Tyson arbitre dafa sifflé Balla Gaye dox contre Baboy arbitre dafa sifflé Baboy dox donc tey li ma bëgg a wax mooy il faut nga jël température combat da ngay jël température bi parce que saa yu arbitre sifflé nga dem ci dem bi day am tuuti erreur bu ciy nekk parce que doo ci combat bi xamaguloon na am na sa gàllaaj buy lang bu day yàqal leneen ak leneen tey xoolal bu baax Balla Gaye bu muy bëre tey Tyson dem bi dafay am erreur tuuti mu daanu ci Ama Baldé mook Papa Sow dem bi da ciy jël coup donc mbër da ngay jël température de combat 10 secondes à 15 secondes mooy arbitre sifflé nga taxaw ne teg def nii mel ni ku buggul dara ci combat benn 15 secondes nga jékki-jékki dëkk dox direeku Ama Baldé round d'observation bi warul dépasser 30 secondes digganteem ak Modou Lo loolu di nga bës loolu I agree loolu moom mën naa ko comprendre mais Modou Lo dox ci kaw Modou Lo bu doxee ci kaw Modou Lo amatul calculer dox pour dox la direeku dox ñëw foncé non loolu du ko def di nga xam nga dem bi ñuy wax non waxin la te forcé mu jël température bi 30 secondes yooyu dina ko def buzz waxin la quoi voilà li mu maanaam li mu mënee da koy def parce que Modou Lo du mbër boo xam ne boo ko bëggee daal da nga koy may mu xaar doo ko d'accord comment dire Ama Baldé bis bu juumee ba toog 2 minutes 3 minutes ne day déglu consigne pour bëre loolu psychologique non 1 minute bari na ci 1 minute non loolu du baax Ama Modou Lo première song bi rek su ko ñàkkee rek làmba mun na si waxuma su ko ñàkkee waxuma ñàkk sax jo Ama kay su jàppantee sax jàpp au lieu mu song rek door action bu jàppee taxaw loolu musiba mën na am exactly mais gars yi nag attention man d'accord maa ngi yéen yii bës man Ama laa faral mais Modou Lo moom vraiment xam nga lu tax combat bi mën na nekk ñaari song ba ñetti song nekk avantage u Ama Baldé xam nga lu tax parce que Ama dañuy tooñ naan day gaaw a sonn mais Ama du gaaw a jeex Ama mën na bëri 5 minutes yoo xam day nekk ci la non du question jeexal bi de jeexal boobu pour man waxu supporter la loolu nag Ama mënul gaaw a jeexale noonu ñu naan ay dafa asthmatique ak yooyu du question jeexal bi mais buzz problème bi mooy Modou Lo lu combat bi di gën a jël temps muy gën a doon à son avantage waaw mais loolu mooy problème bi mais 5 premières minutes yëpp temps wu Ama Baldé la maanaam Modou Lo lu muy indi mooy bëriwuñu duñu bëri maa ngi yow duñu bëri 5 minutes mooy booy fiis nañ ko cons 10 minutes dinaa la woye di loo ci géew bi fii mais Ama nga jàpp yëpp moom mooy def Modou di dindi non xanaa mu doon léewtoo mais bu dee du léewtoo bu dee dañ jàppante mënul doon avantage yu Ama Baldé su yàggee su passé 2 minutes ci jàppante mooy bëri non ci jàppante bi Ama Baldé muy bëri 5 premières minutes su yàggee xam nga la ngay te beneen je ne pense pas beneen affaire mooy lii dañuy jàppante Ama di ko forcer di ko def ay clé di xëcc di fàqat di def loolu pendant 5 minutes loolu ngay am bu fekkee jàppante am na. très bien man nag beneen bi may. waaw ba tey. kantaa man beneen. mais xam nga digal Ama bu fekkee ne day bëre ak Modou Lo ka laaje bi na ko wàññi benn
Modou Lo booy bëreeg moom bu yore ay galaaj yu dul jeex ñi nga bu la roqasee ñetti contre si. Ama du wàññi dara. loolu moom. man ni ma amee Modou Lo du takk gàllaaj ci combat bi noonu laa amee. ah bës bàyyi yooyu waay bës. ah gars yi dañuy wax rek bës gars yi dañuy wax. bës Modou Lo dafa gëm gàllaaj loolu dañul ci moom dara wàññeeku ci. Gàllaaj lu leer laa la wax. kii lu muy dañ bañ am na lu toll doon wax ni. Modou. bës toll mu waaw Toldo day ruube. jéem a waar. Dubaay sa kuy bëgg a saay-saay ñoo la gën a bëgg a mbiru saay-saay. ko ñoo kenn mais Dubaay mais nit ki di nga am gëm-gëm. non gëm-gëm. état d'esprit bu Modou Lo. jamono ji ñu ngi ñëwaat ci cadre gàllaaj bi sax peut-être mën nañ ko off. mais gëm naa ni combat bi dinañ ci am révolution roi des arènes boo xamante ni. mais loolu bis bu ko defee dina andi benn problème bu rëy xamul tax. mbëri ñu bëri dañ dem chômage. kenn dootul pour man sax sëriñ yu bëri aayu ñu Sénégal parce que kenn si ñoom gisul ne combat yi dañ koy reporté awul benn sëriñ bu taxaw ne combat yi du am ñoom ñëpp da ngay daan la ñuy wax te liwuñu ci donc man fu may jeexale parce que am na ñu bëri ñu bëgg a dugg parce que ñu ngi jàpp moom mooy ji nga combat bi combat bu lëndëm la ku ci nekk ci parier ci benn affaire yaa ngi dugal sa bopp yaa ngi nax sa bopp parce que là c'est très tôt parler d'état man pour man ñaareel bi combat bi bon damay toog ba si yàgg di ci calculer yu jeex mais lu nekk mun na cee match nul sax mais Cheikhouna état physique so far da ngay xool évolution bi mais Ama da ngay gis changement bu radical ci moom loolu dafa fës ama changement bu radical mooy lan mooy Ama ba ko Modou Lo daanee mbapat ba léegi dafa xiifoon jour bi donc du fooyewul bés bi Modou Lo waaye xam nga Ama ak bi rek day jëlaat daan bi mu daane woon Ama di ko wan nit ñi ci télé bi donc du coup affaire bi daal lenn la mooy combat bi combat bu méttee naan da ngay pronostiquer la loolu moom c'est quelque chose d'évident pourquoi parce que mun na cee am te aussi révolution bu nekk mun na cee am maanaam ay ñàkk takk gàllaaj mun na cee am Ama mun na ñëwee beneen façon Modou Lo mun na ñëwee beneen façon et aussi ce qui est bizarre dans ce combat moom mooy ku ci juum benn yoota bu ndaw perte nga sa combat. man li may tëjee man ci thème combat bi mooy. combat bi ñu ngi jàpp combat bi bokk na ci combat yi njëkk a taxaw combat yi ñu bëri combat bi moo leen njëkk a taxaw. combat bi ñu jàpp ko 25 décembre. promoteur bi amoon opportunité jàpp ko mois de juillet wala août. comme ni ko jàppee mu jàpp ko 25 décembre. est-ce que kenn ci yéen dégg nga staffu ñaari mbër yi kaas. wala ñaari mbër yi kaas. mooy ñaari mbër yi combat bi lu mu sori. gën a arrangé na leen. ñoom mu toll ni dañoo bëgg a pare à 200%. Ama déggoo ko mu ne kaas noo promoteur bi date beeg yooyu noonu. mais ñoom ñaar ñëpp dañu focus ci seen entraînement Ama toll ni 4 mois yëpp da nekk mu ngi rey boppam. Modou Lo moom wax ni que mu ngi entraîné moom bari wax la. ah non loolu moom bari wax la. waaw léegi nag ñoom ñaar bu ñu simee ko taxaw ku ne xam na ni dañ am benn am il va être volumineux. des muscles saillants et très fort. Modou Lo dina nekk mbër boo xamante ne dina sec wow comme dëgër këj léegi nag ñu xool bu ñu. bu woowee Ama da koy këf de mais bés bëgg naa la laaj benn bu bokkul ak combat bii de. comme opportunité bi. gëm nga ni combat Balla Gaye ak Bombardier dina am. non boobu moom laa gën a gëm ni day am la mooy problème bi ci boobu. âge bi. ah Bombardier bu fekkee dañ ni 1er octobre lay am 45 ans. te CNG yokkugul at yi. non loolu du problème combat bi loolu moom dalal sa xel ci combat boobu moom. voilà waaye waxoon nañ ko yokk ama foog. xanaa waxuñ ni CNG day respecté texte kii scrupuleusement. te dina bëri Eumeu Sène sax waxuma la sax kii mais Bombardier Eumeu Sène sax dina ko bëri. waaw c'est vrai doon baax na. pour dem mooy maa ngi dégg ñuy wax ay arène bi nañ ko tuddee mbër bi wala ñu tuddee ko mbër bi kii moo ko mérito man pour man le plus simple mooy nañ ko tuddee arène des anciens gloires ku nekk gis bopp loolu gën a. waay déggal Cheikh naa. yow daa dafa bëgg tëddee njaaxaanaay quoi moom. kenn du mer. li ngay def nii waxal
arène bi ku ci nekk am nga droit ne nañ ko tuddee di. non man wax amul day nekk gën a symbolique maanaam nit bu ñu koy tuddee dara dafay nekk symbole en fonction de lu mu réaliser ci sport boobu. mooy yow ci bi ngay nekk combattant lan nga ci def. ci après nga nekk combattant lan nga ci def. ci sa tur fu mu ci àgg ci lan nga ci représenté. xam nga arène bi bu ñu ko tuddee Ibrahima Faye amul sens. ndax Ibrahima Faye deful lu tax ñu war ko tuddee arène. te bu ñu xoolee nag salle de réalisation ba fa ne ak ay maanaam côté digital bi bu amee benn salle ñu tuddee ko salle Ibrahima Faye boobaa sax ñu mën a ne waaw. bu amee foofu benn salle boo xamante ne fa caméra yi di nekk ak yooyu ñu tuddee ko salle Bécaye Mbaye wala salle kii Bantamba ne waaw est-ce que comprendre nga fu may waxee. arène nationale bi il faut ñu ut benn personne emblématique koo xamante ne tey mën nañ ko tuddee ñu tuddee ko. non comme like xam nga bës like man lu ma gis si loolu noonu mooy ne xam nga làmbi Sénégal bi tamit dafa compliqué trop because like recently maa ngi gis mbër yu mag yi ñu ngi génn fan yi ñoom mobile ñu ngi génn soo da ngaa gis ne dafa compliqué soo man lu ma doon xelaat mooy comme ñu bàyyi tur bi noonu arène nationale waaye stand si comme stand si pavillon si ñu ut comme maybe pavillon bu nekk ñu tuddee ko benn mbër xam nga ay mbër yoo xam ne like icon lañ Sénégal. because tubaab bi bu muy tuddee ay bul kenn bu muy tuddee ay arène nationale bii buzz arène nationale bii Mbaye Gueye la war a tudd. waaw gis nga Mbaye Gueye c'est la transition entre Falaye Baldé ak lii di bëre ba jamono bii gis nga révolution day am ay affaires yu saillant yu koy marqué bu dee ci cachet Tyson yóbbu na fu ne de waaye Mbaye Gueye step bi mu teg kenn musu ko teg dafa c'est très symbolique sponsoring Mbaye Gueye li mu teg c'est symbolique wàllu Mbaye Gueye boo gisee paa yi doon ànd ak moom ba jamono bi buñ lay wax ci Mbaye Gueye da ngay gis passion bi da ngay gis ni dañoo fan kii jàppewuñ ko sax nit simple Mbaye Gueye cote de popularité am ba instant bii nii boo laajee mag ñi dañ naan la ñu ngi gis Balla di gis Modou Lo dañ naan la ba léegi ñooñu yegguñ fa pour toutes ces raisons ba ci pour man Tafa Gueye man buñ doon laaj ñetti meilleur lutteur Tafa Gueye laay wax Pape Mor Lo ak Balla mais Tafa Gueye sax turam ci technique waaw mais Tafa Gueye turam Mbaye Gueye moo ko propulsé man maa ngi fàttaliku sama ñoom papa buñ daan mere Tafa Gueye bu Tafa Gueye ñàkkee benn combat Mbaye Gueye la ñuy waxtaane ba xaaja guddi ku ci nekk jaloore Mbaye Gueye doo ko fàtte jamais ñëpp ba ñun ñii liñ ciy dégg dinañ dégg Falaye Baldé am na 130 et quelques combats sans défaite wala yooyu mais jaloore Mbaye Gueye in different scales dafa bari foo xamante ne da ngay gis ni kii moo révolutionné la lutte buñ naan Michael Jordan di nga gis gars yu battre ay record am yu bëri waaye doo gis kenn ku ñuy tekkaarle ak Michael Jordan di nga battre record am ci point parce que affaire yi day évoluer di nga battre record am ci rebound wala nangam waaye buñ naan basket moom moo ko révolutionné pour man noonu la ñu war a gisee Mbaye Gueye ci làmb état moom mooy décider nag gaa waaye li mu def ak sa générosité bu légendaire bi gars yi di waxtaane pour toutes ces raisons là y a même pas photo quoi sa waay moom man de kii nag man wax dëgg yàlla bës dama gis mooy benn nen bu ko fukki nit bokkee duñ ko mayonnaise duñ ko omelette duñ ko baxal dañ ko war a mayonnaise ku nekk diw sa mbuli bi buñ ko déggee arène des anciennes gloires ku nekk dina si gis sa bopp xam nga lu tax parce que di nga mbiru ay kii tuddee diwlin dafay sensible ku nekk da ngay foog na yow ki nekk sa koñ wala ki nekk sa équipe lañ ko war a tuddee Mbaye Gueye man wax dëgg fa yàlla si j'avais un choix entre Mbaye Gueye ak Falaye Baldé laay wax mais comme que ñu ngi xëccoo fii ne nañ tuddee kii wala ñu tuddee ko kii état moo am lii bi mais arène des anciennes gloires ba mbër boo xam ne dem nga bu bëreetoo da ngay bokk ci biir tur bi mu jeex tàkk man daal loolu laa gis après j'ai pas peur de dire que je pense que c'est Mbaye Gueye pour toutes les raisons yu Canta wax léegi Mbaye Gueye dañ ko gis mu nekk koo xamante dafa yóbbu làmb benn niveau exceptionnel même tey lépp lu ñu naan Fass bu ñu nee Fass ci ay texte xam nga tey Fass mooy royukaay moo doon royukaay ci ay texte lu tax dañ leen bëgg ay ñoom ay mbër sax bu ñuy jël exemple wax Fass était l'élite
juré tout le monde voulait abattre Fass mbëru Pikine mbëru Guédiawaye mbëru ñëpp da ngay bëgg a bëri mbëru Fass parce que Fass moo nekkoon genre ñu gën juré wu ñu am président am ay intellectuel am ay te loolu yëpp c'est Mbaye Guèye loolu yëpp c'est Mbaye Guèye en tant que dirigeant Mbaye Guèye c'était autre chose te man li may dégg itam ci waxi mag ci jaloore Mbaye Guèye la popularité Mbaye Guèye c'était autre chose xam nga tey Modou Lo day partager popularité Balla Gaye day partager popularité maanaam comme nu Messi di partager popularité Cristiano mais jamonoy Mbaye Guèye amul ku mu partager popularité maanaam moo fi newoon da nga ko doon contre sax mu ñëw tuus si yëkkati sengoor bi am nu mu duggsee ci làmb ji nga faral mooy tey ñun ñëpp Marseille la ñu faral mais yàlla dogal na fu mu ne ñëpp ay mujjee faral Paris ndax da ngay gis équipe bi sa xol di sedd te doo ci mën dara. wala nga mel ni man rek gedd. waaw wala nga mais kii benn musée dama bëggoon a tëj rek man ma daw ma bàyyi leen you know. fu may terminer rek après bàyyi la foofu nga ñëw. ok mooy tey li ma xalaat mooy tey j'aurais bien dit arène nationale Falaye Baldé man moom laa doon wax avant le décès de Mbaye Guèye mais arène nationale bi dafa nekk ci biir Pikine arène nationale bi dafa nekk ci buntu Pikine ñu ne la foofu noonu da doon nekkoon toolu Fodé Doussouba Fodé Doussouba côté boobu yëpp moo ko doon bay moo doon toolu Fodé Doussouba léegi nag boo ñëwee nga teggi Fodé Doussouba teggi Falaye Baldé ñëw jëli ji Mbaye Guèye teg loolu mooy wane cohésion mooy dafa mel ni nga tabaxoon arène biir Fass tuddee ko arène Falaye Baldé xaw ma nax yéen a ngi dégg fi may waxee yëpp dañu gën a nekk benn maanaam arène bi doyeur bi teg nañ ko biir wane ni làmb Pikine moo ko téye jamono ji quoi qu'on puisse dire mooy Pikine Guédiawaye lépp luy banlieue moo téye làmb nga jël turu Mbaye Guèye def ko foofu loolu day gën a boole njabootu làmb ñu nekk benn léegi nag te Mbaye Guèye était un poulain de Falaye. Mbaye Guèye était un poulain de Falaye yëpp Falaye Baldé moo yar Mbaye Guèye Falaye Baldé Yes. jàng Mbaye Guèye lu nekk ci Mbaye Guèye Falaye Baldé ko ci def te tamit moom moo accueillir Double Less biir Fass. moo tax Mbaye Guèye mooy trade d'union bi. du biir Fass de biir këram biir këram waaw. yëpp biir kër man boo ko jëlee Gambie. Tafa Gueye nee na ma Double Less bu muy dem ay Jeux olympiques ak yeneen Double Less da doon téye ci loxo Tafa Gueye nekk la ñuy ànd ci ay entraînement gréco-romain yeneen donc tey man li ma mën a wax moom mooy tey rien que le fait que arène nationale bi nekk biir Pikine arène nationale bi lu mu nekk biir Pikine nga jël tur mbëru Fass jox ko tur arène nationale boobu loolu day wane ñu ñun làmb yénente leen day yénente leen bàyyi nekk benn te ñaari nit mënuñoo jël nga tuddee ñaari nit benn affaire wala yaatal il faut que ñuy rendre hommage te affaire warul yem ci benn arène war na mën a am yeneen mbir li ñu tuddee ko Falaye la ñu tuddee ko Double Less la ñu tuddee ko keneen ak keneen waaw mais tey léegi yàlla dogal na mérité na tudd arène nationale bi gars yi mais Thiata est-ce que duñu créé benn Cheikh na de la lutte tamit waaw loolu baax na ci mais man galeeru Mbaye Guèye diw booy di ci jàng aussi loolu c'est très important xam nga defe naa bës mës na ko wax Omar Ngom Sala loolu daaw la xaw ma moom moo la ko wax xaw ma yaa ko waxoon mais Omar Ngom Sala mu ngi doon wax lu demee noonu mooy waajooj doon def affaire archive yooyu xam nga tey peut-être ñun sax dañ dul seetlu dañ dul Mbaye Guèye hommage bu mu am amul kenn ku ko am ci monde làmb xam nga fan ngeen di seetloo ci ñu am da ngeen di gis journal Le Soleil Mbaye Guèye la def première page une journal Le Soleil mooy journal gën a yàgg Sénégal nekk journal yëpp ñu jël Mbaye Guèye def ko à la xaw ma le tigre et xaw ma lan defal hommage Mbaye Guèye page à la une te ñooñu en général boo gisee def à la Le Soleil da nga koy considérer comme .fr comme l'état voilà ak ay .fr mooy ci wàllum archive ñoo xam ne dañu jot archive mooy ñooñu tey boo demoon Le Soleil nga tapé seen ñu ngi ci gis ay Mbaye yu dul jeex yëpp xaw ma nag comprendre nga waxee dama tey ñun ay sët duñu xam Balla Gaye duñu xam Modou Lo mais tey maanaam demee ba tey xool suñu la ci lañ gis ay photo Balla Gaye Modou Lo jeex ci la ñu comprendre ñu ne waaye mais ñii
non ñii ñoo téye woon affaire yi ah. donc boo demee ci ay archives Le Soleil di nga ci gis ay contenu Mbaye Gueye dul jeex. Mbaye Gueye dafa bloqué tey cortège Senghor loolu du caax. waaw loolu moom. yëpp te loolu dootul am. loolu dootul am day am yoo xamante ni am na jeex na dootul am fenn. waaw am na solo. acca ma bàyyi. ok yeah comme like balaa maa tàggoo moo wax tuuti comme like si lifini Mbaye Gueye comme Mbaye Gueye moom like ñun buñ dooree toppa làmba yaagul comme spécial yi ñun youth su nekk Gambia instant te ñu bugga làmba sax mun naa la wax ne bariwul taay la commencé bari ba da ngaa gis ne ñun time buñ nekkee xale sax suñ papa suma papa daf daan nekk di wax Mbaye Gueye time bu man awma interest si làmba sax waaye daf ko daan wax te da ngaa gis ne comme ñoom Mbaye Gueye ñun fekkee wuñ seen affaire waaye time bu ñoo bëree ñoom da ngaa gis ne mun naa laa wax ne Gambia sax amuñ accès pour télé waaye ñoom paa yi foofu ñu ngi ko xam so moo laa woon ne amoon na benn popularité boo xam ne te suma papa daf ma daan wax ne daf daan ñëw jéem Sénégal Banjul xam nga so yooyu yëpp la ma daan wax te Mbaye Gueye mooy di only ancien gloire boo xam ne Gambia yi xàmme nañ ko xàmme boo xam ne amul keneen kuñ xàmmee noonu so moo laa wax ne ñu fekkee wuñ jamonoom waaye def na like legacy am like moom lijan la si làmba bi te dafa nekk koo xam ne man suy wax rek dama ko dee déglu dama ko over bugga even though bokkuñ lifin area yi ñu faral ak generation yeah so like foog naa ne tamit ñu tuddee ko is something loo xam ne la is gonna be so big ba pare ñëpp dañ ko appreciate foog naa tamit lu normal la after that maa ngi tànk ñëpp maa ngi jaajëfal ñëpp suma xarit jaajëf jox nga ma time soo juboo neñ xam nga so amul problème daa 3 mois laa la mayaat 3 mois si kanam 3 mois si kanam dinaa ñëw dugaat soo ma dugal lu ma rewaat la waaw fekk na di nga dugaat waaw ok waaw bro yow tam maa ngi laa saara naa la ful woon jaajëf bro Buzz man maa ngi sant bu baax xanaa Buzz beneen kii rek bu ndaw rek laata may dem waaw suñ ko mënul tudde Mbaye Gueye ñu tudde ko Balla Gaye man pour man loolu la bu dul Mbaye Gueye ñu jox ci arène bi turu Balla Gaye man daal so thank you so much maa ngi appreciate ñëpp da ko mérité nañ waxante dëgg Balla Gaye dafa mérité turu arène nationale bi man de loolu laa gis sama xalaat nag laa doon joxe fii démocratie la thank you yaa ngir yàlla drapeau li ma xalaat la de xool leen ko bu baax non waxuma loolu man gars yi drapeau Chine baax na non gars yi drapeau sama xalaat man de sama xalaat laa joxe déet neel gars yi ku ci nangu na yëkkati loxom léegi nga gis ni Balla moo ko mérité non ku ci nanguwul génneel drapeau Chine Buzz bu ngi noonu loolu laa gis thank you waaw ciao gars yi gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence.